mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu xam nga nag vraiment contentement la ñuy am saa su ne bu ñu feggoo ak yéen waaye tamit bu ñu feggoo ak suñu ay chroniqueurs waaye tamit suñu ay invités mbokk yi dañuy kontaan saa su ne di ñëw ak yéen ci seen émission Tam Tam RTS 2 di leen fàttali nag ne yéen ñi jot ci canal 5 bu TNT wala tout simplement numéro 215 en haute définition ci canal Horizon mbokk yi am nañu yaakaar ne ñëpp vraiment passé nañu fête de l'indépendance bu baax en tout cas défilé bi rafetoon na ñu ngi vraiment remercier ñi nga xamante ne bi participer nañ yëpp ba pare di féliciter le groupe RTS tout simplement ñu ñëw ak yéen nag ci seen tam-tamu tey dañuy am mbégte mbokk yi saa su ne di feggoo ak suñu xarit Elisabeth Senghor alors Elisabeth li mu ñu indil mbokk yi dafa nekk problème bu nga xamante ne bi il faut que à chaque fois ñu ciy ñëw di ci ñëwaat parce que léeg-léeg xale yi jànkonteel ay problème mu këyit yu doy waar sans këyit il faut savoir que xale bi jàngam pour mu continuer dafay jafe loolu lépp mbokk yi Elisabeth dina ci indi ak ñun benn élément boo xamante ne bi dinañ ko waxtaanee ak invité am dans quelques instants ñu jógee ci loolu yegg si ci hijab du jour nag xam nga ne saa su ne sunu sœurs yi dañuy def ay muraay yu rafet léegi nag mage magique dina ñëw ak ñun tey ci benn démonstration bu am solo alors saa su ne dañuy bég bu baax a baax parce que tonton Lamine xam nga dañuy wax ñetti abdou léeg-léeg ci ni muy fëllee parce que daal déjà man tissu bi doy na waar mais mariage de couleur bi macha allah tonton Lamine nañu tey leen di indil benn invité bu nga xamante ne bii sénégalais yi min nañu kanamam mu ñu ko duppee nag Moussa Seck mbokk yi muy comédien bu nga xamante ne bi dinañ ko faral di gis ci weeru koor ana naka lay def mbokk yi dinañ xool ndax wooram day nekk woor bu takku woor bu baax waaye daal nekk na série boo xamante ne bi en tout cas ñi ngi koy seetaan bu baax a baax te nag ñu koy defee ca dëkku nasaraan yi mbokk yi xam nga ne saa su ne dañuy jeexal ak vue sur la toile kon nag suñu invité yi ma baamtuwaat ko muy Moussa Seck di acteur comédien bu ñu ràññee waaye tamit monsieur Massamba Diouf nekk spécialiste ci protection wu tout tànk yi fële ca UNICEF mbokk yi ma dem régie dellu si waat waaw saa su ne nag damay am mbégte bu mag di feggoo ak sama xarit Elisabeth quoique nag dëgg la gis nga carême bi actuellement ñoo ngi ci waaye daal bu xawee toll fii comme ñun rek ni woor bi di def ci ñun day xaw a metti dañuy loof waaye en tout cas on vous supporte parce que ñun ak yéen benn lañ jàppale ne la ca des bëriwul yaa ngi may wax sànq 2 semaines. 2 semaines rek non bëriwul kon nag nañu yokk muñ gi rek tout simplement te def ko te yàlla tax en tout cas Elisabeth maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm toujours un très grand plaisir di feggoo ak yow la nga ñu indil nag tey foog ñu continuer sensibilisation c'est vrai qu'on en parle mais l'important ñu ciy revenir parce que xale yi nga xamante ne bii seen jàng mi ngi am gàllankoor ndax këyit dafa bëri te loolu dafa am solo maa ngi lay nuyu di la fay yaa xam le plaisir est vraiment partagé di nuyu tonton Lamine ak suñu ñaari invité yi Massamba di ko remercier bu baax ci disponibilité bi comme ni nga ko waxee yaa xam tey dafa am xale yoo xam ne Sénégal amuñu identité voilà parce que lan amuñu këyitu juddu ma ciy profiter parce que tey tam le 5 avril muy journée de l'enfant talibé fii ci Sénégal ñu koy fêter di massawu xale yooyu tamit dinañ ci wax tout à l'heure ak sama invité mi nga xamante ne moom moo yore màllum protection tuuti tànk yi ci biir UNICEF waxum këyitu juddu tey xale bu juddu amoo këyit amoo identité mënoo jàng tu n'existe pas au Sénégal tout à fait. donc tey dinañ ci indi leeral yu bëri lan moo ko waral ak sensibiliser surtout parents yi ak wan leen yoon bi parce que ñu ci bëri xamuñu yoon bi ak suñu spécialiste bi tey tout à fait ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax tey nag da nga wax lu nga xam ne dafay xaw daw yaram tuuti surtout bu nekkee Sénégal dafa xaw sedd tuuti sànq bi may ñëw maa ngi gis ñaari taalibe ndeysaan ñi ngi daw mais da ngay gis solo ñu daal nga gis ngelaw li donc ku ne defe naa ne sa xol dafay tooy kon encore une fois ñu sensibiliser qu'il est important ñu xam ne que xamuñu dara ay moomin lañ donc jàppale leen dafay am solo dinañ ci dellu si waat mbokk yi waaye damay am mbégte saa su ne di nuyu tonton Lamine Ndiaye waaye chaque fois nag daf ñuy indil yaa xam te yaa xam na mu koy indee dafa ñuy neex bu baax a baax tonton Lamine maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm waa gis ngeen yaa xam de ci plateau Tam Tam ma fay ko ci yaa xam macha allah macha allah yaa xam jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant di la souhaiter nag bonne fête de l'indépendance. Merci tonton. xam nga lu tax. chaque le 4 avril. waaw xam nga turu 4 ci boppam chiffre boobu. waaw dafa kiimaane. d'accord. xam nga ñun suñu fête de l'indépendance. wees na. c'était avant le mois d'avril. léegi ñu xëcc ko ba ci 4. da ko def ba ci 4 nag. dafa am liyaar bu ci nekk. parce que 4 boobu. d'accord. booy bind turu suñu borom. ñeenti chiffre yooyu la.
d'accord man fa laa ko wéer ba nga xam ne bu ñëw damay ànd ak dal di ci ndeysaan. gërëm yàlla sant ko ngir mu dolli ñu amin amin yokk teraangi ji sutura ji amin amin ñuy war di ci wàcce kaamil di ñaanal réew mi amin parce que fête la boo xam ne réew mi ñëpp ko moom absolument gannaaw ba nga xamee ne wër nga lu table bi yëpp man boo xasee bu nuyu rek muy mel ni nuyu naa yaa ngi may gis de maa ngi lay gis bu baax a baax jërëjëf. di kontaan bu baax waaye tamit yaa ngi wax ñaan boobule xam naa ne ñi jógee ca Touba ci Kazu Rajab bi ñaanal nañ Sénégal waaye nag suñu mbokku Laayeen yi nga xamante ne bi xam ngeen ne week-end bi ci la appel bi ñoom itamit ñi ngi ñaanal Sénégal bu baax a baax te ñi ngi ñaan manifestation yooyu daal ñu def ko ci jàmm ak salaam mbokk yi dañuy kontaan ak saa su ne di feggoo ak sunu ay invité alors may nuyu bu baax a baax monsieur Massamba Diouf sànq maa ngi koy wax di spécialiste ci wàllu protection bu tout tànk yi ca UNICEF maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm yow tamit di kontaan ci sa teewaay. jërëjëf yaa xam ma nit maa ngi lay nuyu di la fay di remercier ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi Lamine Ndiaye c'est un plaisir ma dajeek moom parce que je l'avais perdu de vue depuis longtemps. Elisabeth yàgg nañoo lëkkaloo ci liggéey bi Moussa également c'est un plaisir ma dajeek moom fii di wax ne vraiment contente la ci pour mën ñëw teewe fii waxtaan ak yéen weccoog xalaat ak sénégalais yi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu kayit juddu. très bien ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mais Moussa ñun dañuy kontaan wax dëgg yàlla di feggoog yow nii parce que xam nga Moussa da nga bokk ci sunu star yi te vraiment kontaan ci vraiment liggéey bi nga xamante ne bi yéen a ngi koy def parce que je pense que fu ne ci àddina sénégalais yaa ngi fa faaw nag ku ci ne fa nga ne nga wane na nga mënee maa ngi lay nuyu bu baax a baax. yaa xam ñu ngi lay fay bu baax man di kontaan ci bokk bi ñu bokk plateau bi man ci say fans laa bokk vraiment nga yàgg liggéey lu rafet ci RTS yal na yàlla dool ci sutura amiin amiin di nuyu ñi ci plateau bi yëpp ak sama doyen sunu maître waaw Lamine Ndiaye wallaay yal na yàlla dool ko jàmm amiin amiin waaw ñu bokk jàmm ji bu baax a baax ñëpp bokk jàmm ji daal très bien en tout cas maa ngi nuyu aussi sa famille certainement ñi ngi seetaan RTS jërëjëf mbokk yi duñu def rek lu dul xuus ci éducation et civisme ànd ci ak suñu xarit Elisabeth alors mi ngi koy wax état civil maanaam ay mbirum kayit ci biir milieu scolaire bi mbokk yi fii ci Sénégal dañu gis ne que xale yu bëri yorewuñu kayit googu nga xamante ne bi importance bu mu am dafa mag ci wàllu ñu poursuivre li nga xamante ne bi mooy seen jàng waaye tamit tout simplement parce que citoyen bu ne da nga koo war a am mbokk yi ñu xool lan lañu ci Elisabeth indil dellu waxtaanee ko. kayitu juddu xale yi mbir bu tar la ci réew mi parce que boo jëlee yenn régions yi mbir boo xam ne la jéggi na dayoo maanaam ci lim bi da ngay dugg ci benn école xam nga Sénégal gënoon na fii benn Sénégal dañu ne kenn mënul tere xale jàng ngir amul kayit juddu dafa fekk na xale yu bari jàng nañu ba yegg CM2 bu ñu yeggee CM2 nar a passé seen examen nag foofu la mbirum kayit juddu bi di feeñ parce que mënoo passé examen te amoo kayit juddu. xale bu juddoo bu waree dem dugg école dafa war a am kayitu juddu buy màndargaal ni moom nii la tudd diw ak diw ñooy ay waajuram bërëb sàngam la dëkk nangam la at bi mu judd pour ñu xam ñaata at la am parce que bu sa at matul doo mën a dugg école mais loolu dafa nekk loo xamante ni bëri na ndongo yoo xamante ni amuñu ko boo demee ministère éducation li wér te wóor mooy ñoom amuñu daanaka statistique yu mat sëkk pour wane ni ñii ñoo ko am ñii amuñu ko waaye li wér te wóor mooy xale yi fi ñu nekk war a def examen ñu ci bëri amuñu kayitu juddu. boo xoolee yenn régions yi maanaam yenn gox yi ci réew mi problème boobu lu tar la boo demee ci yenn écoles yi da ngay fekk presque lu ëpp genn walla bi day fekk amuñu kayit juddu balaa muy feeñ nag ñu yegg classe CM2 donc boo xoolee yeneen classes yi sax day gën a grave parce que plus ñuy jege CM2 plus nit ñi di faral di utal ay kayit juddu seen doom yi mais boo seetee yeneen classes yi fu ñuy tàmbalee maanaam CI CP presque boo xoolee ñu fay am kayit juddu du ñu bari ci benn classe da ngay fekk 10 la wala 15 wala fukki nit ak juróom ñooy am kayit juddu ñu ci des yëpp loolu nag problème boo xam ne nii dafa doy waar te yàgg na fi te je crois école bi la gën a feeñee daal parce que école moo nekk fu nga xam ne nii foofu la ñuy njëkk a soxla kayit juddu pour mun a valoriser maanaam jàng bu nga am yëpp. bu fekkee xale bi dafa juddu ci structure de santé maanaam fu ñuy faje foofu war nañ mën a defar benn kayit boo xam te nii ñoom dañ koy bind certificat d'accouchement après ñu fexe nuñ ko yóbboo ca mairie ba ñu defar kayitu juddu bi ba nga xamante ne nii même bu ko parent bi jël siwul sax kayitu juddu bi am na. gàllankoor yi kay kenn mënu ko lim dama lay jox benn exemple bu tuuti rek tey
ñu bari tey ñu ngi génn maanaam di toxu di dem si ay yenn dëkk yi te xamoo ni tey boo xam amul kayit mënoo dem fenn parce que foo jaar ñu laaj la yan sa fu may sa kayit leneen aussi tey xoolal rek par exemple mbirum xaalis koo fi yónni xaalis tey bu amul kayit du ko mën a jël bu amul carte d'identité te balaa nga am carte d'identité il faut nga am kayit juddu te dafa fekk aussi am na ñoo xam ne te am nañu problème am carte d'identité parce que seen mbokk yi sax seen parents yi ñu amuloon kayit amuñu woon kayit juddu amuñu woon carte d'identité xam nga kooku boo ko naree utal kayit day gën a encore compliqué pour dire que tey moom ñëpp a d'accord ni kayit moom surtout xale yi léegi xam nañ ni kayit moom mooy seen dund daal. la ñuy laaj pour nga déclaration bëriwul ay 200 wala 300 wala 1000 francs donc nguur gi dafa war a jël les devants fexe ba nga xamante ne nii moom li ko war parce que boo demee yeneen réew yi ñoom bu xale bi juddoo rek ñoom dañuy bind defar kayit ci saasi ba pare yóbbu ko poste kayitu juddu bi ak félicitation yépp yónnee ko parent bi bind ko ci turu xale bi nga xamante ni moom moo juddu ñu yónnee ko ca kër ga donc foofu problème kayitu juddu du am mais nguur gi dafay toog di xaar parent bi tamit toog di xaar communauté bi toog di xaar bu ko defee affaire bi du sotti. waaw Elisabeth dama lay gërëm di la sant bu baax a baax xam nga dañu naan nopp dalooti na parce que je pense que y a des choses qui se passent téléspectateurs dañuy gis ak waxtaan bu nga xamante ne bii macha allah léeg-léeg dañu koy sekk ak ñi ñuy waxtaanal bu sujet di jàll. alors déjà ñu ngi waxu xale yi et j'entends aussi que am na ay xale yoo xam ne même seen ay parents amuñu kayitu juddu alors ça c'est un sérieux problème ñu leen ci dellu si waat mais laata ñuy ñëw wax nañ ne que certaines régions du Sénégal surtout ñoo gën a affecté ci problème boobu waaye dama yaakaar ne Elisabeth laata tax ñuy waxu école parce que bu ñu waxee école yi dafa wuute am na école coranique am na école li ñu waxee école nasaraan mais laata sax ngay dem foofu c'est un droit pour képp ku juddu nga am kayitu juddu tout simplement exactement gis nga yaa xam ni nga ko waxee nii ñun ko si dem man j'ai eu la chance def les 14 régions les 45 départements bi ma gën a frappé mooy bi ma demee Matam benn école bu ñuy wax Sintu Bambane. D'accord. La meilleure élève tudd Fatmata. Oui. yegg ba classe su CM2 war a def examen ñu ne ko doo def examen. ñun ñu jug dem seeti ay parents wu mais papam amul kayitu juddu. yaayam amul kayitu juddu muy affaire bu yéeme ñu nekk biir Sénégal te mu bëri. moo tax ma bëgg laaj Massamba parce que phénomène bi xam nga koo ci wax rek lu ma gën a jaaxal koo ci wax mu ne la am naa cas bu mel noonu. que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. ci gox yeeg goxaat yëpp koo ci wax tey Sénégal dina la ne am naa cas bu mel noonu kon Massamba moo tax ma bëggoon nga revenir sur tey lan mooy situation wu xale yi nga xamante ne amuñu këyit ci biir Sénégal. jërëjëf Elisabeth je pense que thème bi moom tant que xuusoo si rek mënoo xam problème bi fi mu toll. ñun ça fait presque mën naa ne depuis 2015 ñu ngi ci liggéey ak ministère yi pour justement trouver solution par rapport à ça. année de référence bi may jël déjà pour année scolaire 2015-2016. Sénégal bu ñu xayma ak ministère de l'éducation ñu ngi tolloon ci 180 000 élèves yoo xam ne amuñu kayitu juddu. Et vous avez bien dit 180 000. J'ai dit 180 000 au 31 mai 2015. On en était à ce niveau-là. Et sur les 180 000 élèves. bu ñu xoolee les 52 110 étaient des élèves du CM2. maanaam ñi war a def examen ñu ne leen amu leen këyit wala këyit yi ngeen présenté baaxul. donc imagine ñu toll mu doonoon situation bu jaaxal ñëpp il fallait tout de suite ñu wut solution fexe ba xale yooyu ñu mën a def examen. ñi ci bëri dañ leen bàyyi ñu def examen après lañ leen toppatool këyit yi. donc parce que justement xale bi il n'est pas responsable de ça. xale judd moo demandé wul à naître dafa judd ay waajuram am ak waleef ci bu wareef ci moom. mais c'est quoi le problème fan ngeen situer les restes c'est quoi le problème en fait. alors bi ñu xoolee li ñu jot a gis comme cause yi ci bëri mooy càggante parents yi d'abord. ndax Sénégal ci wàllu loi dañu ne déclaration xale dafa gratuit maanaam kenn waru cee fay dara xale bu juddoo nga déclaré ko avant 1 an waroo cee fay dara. yoon loolu la wax. maanaam tey ku bëgg a déclarer sa doom bu fekkee ci poste de santé la juddoo wala hôpital wala dispensaire dañ la fay jox këyit comme ni mu ko waxee ci élément bi bu ñu naan certificat d'accouchement. dëgg la donc certificat d'accouchement boobu la papa ji wala yaay ji wala présenté au niveau de l'état civil ak seen i këyit ñoom ñu mën a déclarer xale bi ñu enregistré ko. dëgg la donc bu ñu ko enregistré ba pare ñoom dañ leen jox lu ñu naan volet 1 wala ay copie mooy extrait de naissance bi nga di dégg. et généralement volet 1 boobu dafa gratuit boobu rek mënoon nañ ci yem
parce que concerné xale bi am na këyit ba pare mais généralement mairie dañ ci boole yeneen yoo xam ne la naan ñaata copie nga soxla ak wala ñaata yooyu nag ci la ñuy laaj xaalis da ngay gis ni parfois parent bu ñëw déclaré gratuité boobu du feeñ ci moom parce que dañ ko ci laaj xaalis tout le temps mais volet 1 bi rek bu ñu ko joxoon mënoon na ko denc ba ëllëg xale bi buy soxlaa beneen këyit mu dem présenter ko ñu defal ko ci ay copie dëgg la donc loolu yomb na donc compliqué wul mais parfois da nga gis ni comme ni mu ko waxee am na ay parents yoo xam ne ñoom amuñu kayitu juddu te mus ñu am problème bi ñu dalee dund ba léegi jànkontew ñu ci ay jafe-jafe war a mën tax ñu ne suñu doom bi bu juddoo war nañ ko mën a fexe moom mu am kayit ndax milieu yi ñuy nekk peut-être doonul document boo xam ne dañ koy faral di laaj mais léegi dañoo dem ba nguur gi tëral ay programme yoo xam ne bu xale bi amul kayit juddu ci mën a bénéficier wu te gis nga tey nga yor njaboot ñu teggil la paj mi ñu teggil la aussi dal l'école bi je pense que soulagement la ci parents yi bëri mais pour que xale bi mën a bénéficier ci loolu foog mu am kayitu juddu et généralement nag xale yi duñ ko am surtout en milieu rural donc cas yooyu la ñuy gis ni ba nga xam ne dinañ bàyyi xale ba mu war a dem école bu waree dugg école nag ñu laaj la ana kayit juddoom ñu ne amu ko. alors Elisabeth le fait est là c'est-à-dire que man dama jaaxle sax si chiffres yi ñu avancé alors léegi je pense que y a un problème de sensibilisation qui se pose présentement il l'a dit surtout en milieu rural. waaw te yaa xam lii gën a garaaw ci li mu wax mooy élèves yi la mooy maanaam ñi nga xamante ne bëgg nañ ñu dugg école mais am na ñeneen ñoo xamante ne ñi ngi ci biir kër yi jàngiwuñu école comme ni nga ko waxee sànq maanaam daara lañ nekk wala yeneen espace d'éducation yoo xam ne donc soo ko xaymaay loolu ni ëpp na sax 180 000 yi mu wax waaw yaa ngi dégg moo tax Massamba comme wax nga ko léegi càggante gis nañ ni càggante parents yi la bu baax tey lan mooy parce que UNICEF liggéey na ci ñun ko si def liggéey na ci aide action plan yan alternative parce que man dama yaakaar ni xëj na dispositif bi moo diis pour yenn parents yi pour ñu mun a dem. alors je pense que càggante bi benn la ci problème bi mais am na aussi ñàkk xam solo déclarer seen i doom. d'où la sensibilisation. voilà peut-être am na parents yoo xam ne bëgg nañ ko mais xamuñu fu ñu war a jaar donc ñett yooyu vraiment mooy revenir ñàkk xam la. ñàkk xam njariñ li ak fi ñu war a jaar ba déclarer seen doom parce que gis nañ ay cas yoo xam ne parent bi dem na hôpital ñu jox ko certificat d'accouchement mu yaakaar ne loolu kayitu juddu la ndax ci dégg-dégg certificat d'accouchement wala certificat de naissance lañ koy woowee kayitu juddu la lay jox ñu denc ko ba xale war a dugg l'école ñu dem présenter ko ne leen lii du kayitu juddu lii nga war a yóbbu ci mairie pour mën a am kayitu juddu donc tu vois un peu communication bu ñu war a def autour de cette question fexe ba parents yi xam fan la war a jaar pour que bu doomam juddoo mu mën ko déclarer et que jigéen ñi aussi ñu xam ne ñoom aussi am nañ droit aussi pour dem déclarer seen doom parce que généralement ñoom dañuy jàpp ni ku góor ki rek ko war a def d'accord alors que yoon dafa wax ni papa ji war na ko def yaay ji war na ko def ñi dëkk couple bi war nañ ko dem mooy maam jeeg nijaay jeeg ak ki nga xam ne mooy liggéey sax ci structure sanitaire maanaam agent de santé bu ci boppam yoon da ko jox pour mu dem déclarer xale yi nga xam ne yëg na seen i juddu wala déet donc ba tax na ñun problème yooyu bu ñu ko identifier je pense que solution bi mooy fexe ñu renforcer communication bi surtout communication bi mooy lan fexe ba déjà ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum santé ñuy mën a waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñooy ñëw ci structure sanitaire absolument ndax ñoom la ñu gis ni fii léegi xale bi di am 5 ans ñoom rek ñooy nekk en contact avec l'enfant parce que école xale bi mu koy mi ngi nekk ci loxoom à partir de 3 ans peut-être 5 ans jëm 6 ans mais agent de santé bi muy bàjjenu gox beeg muy sage-femme beeg muy ñiy def vaccination ñoom chaque fois ils sont en contact avec l'enfant parce que généralement femme bi bu accoucher bañ tudd xale bi dina ñëw visite postnatale xale bi dinañ ko ñaq lu mu bon 3 fois ba 4 fois avant sax muy egg âge donc ñooñu dañuy fexe ba ñu xam information bi nga xam ne moom la ñuy war a jox parents yi ñuy mën a déclarer seen doom. très bien alors dinañ dellu si waat ak yow mais aussi il y a un problème aussi de distance fi ñu koy déclarer je pense que loolu dinañ ci ñëwaat dans quelques instants mais damay ñëw ci Moussa mu nekk problème bu nga xamante ne bi je pense que il faut à chaque fois ñuy continuer di waxtaan ak population yi parce que comme ni ñu ko waxee am na parents yoo xam ne ñàkk xam la et comme je dis sensibilisation bi yaatoom dafa war a yaatu ba nga xam ne ci làkk yëpp parce que tey benn yaa xam bu demee di wax ak benn pël ba du dégg lu may wax dëgg la donc je pense qu'il faut qu'on s'organise pour cette grande communication waaw man na sànq ci biir wax maa ngi ci gis sama bopp ndax Elisabeth dafa wax lu am solo dafa ne kaala boo xam dafa yaatu man maa ngi dund loolu sama biir famille d'accord Thiès gi ñëw naa suma benn jarbaat te sama jarbaat yi ne moom mënta def examen ndax amul kayitu juddu dañ ko déclaré Thiès gi kon dafa nekk loo xam ne man bi ma ko dégg ba tey maa ngi ciy dox nag moo tax bi ngeen jàppale alhamdulilah maa ngi ciy dox moo tax man dama ne bi ngeen di wax yëpp maa ngi naan su ma paree maa ngi laaj xale boobu ban solution bi lan la
nan lañu ko mën a jàppale ba mu def examen lan la. il va te donner la solution. C'est ça. laata ma yegg si ak encore ak Elisabeth tonton Lamine mu nekk lu nga xamante ne bi tam-tam la ñu nekk ci penc mi faaw ñu waxtaanee ko parce que ñun dañu soxla ay citoyen te laata ngay wax citoyen laa nag nga am nag la nga xamante ne bi moom lañ la mën a identifier nag. ndax lépp loo xam ne nii yaa ngi ko war a def sa biir sa biir dund. su àndul ak këyit. dara du ci leer. te nguur gi du ko nangu. mu am loo xam ni loox mbóot la dama officier d'état civil yi baal. daf ci am ñoo xam ni nii. problème bi mooy boo yoree këyit di dem. c'est-à-dire ñu formaliser ba wutal la këyit. léegi ngay war di dem te war a jéggi ay taat yoo xam ni dafay doy waat foofu dañ lay laaj këyit dëgg. lu mel ni nga war a wuti sa diplôme. war koo jot ñu la ana sa këyit. nga ñëw di joxe numéro. yooyu dafay dal. dëgg la ñenn ñi ne dañ naan la boo indee koppar ba toppatoo lii. dem loox mboot bi mooy def ko ci suuf. alors il dit c'est ça. parce que ce sont des cas qui arrivent très souvent. non c'est arrivé par exemple gis nañu ay cas élèves yoo xam ne. numéro extrait bi ñu amee certificat bokkul ak bi ñu amee BFEM. voilà parce que justement bi ñu soxlayee passé ñu lijjantil leen ko dañoo fay ay nit ñu lijjantil leen ko. mais dañuy jël numéro keneen jox la ni mu sensibiliser. ëllëg si biir nag boo ñëwee bëgg soxla copie nag ñu la non sa numéro bi sa tur nekk ci turu keneen la. boobu rey nañ gone bi. cas yooyu am na. boobu rey nañ gone bi te deewul. waaw en fait si laa bëggoon ñëw Papa Lamine li mu wax dafa wër te wër. waaw affaire benn numéro ñaari nit. Massamba loolu nan la mun nekkee parce que man tam c'est des cas yoo xam ne yaa xam ñun biir ko si dañ ko dund ak suñuy école pilote yi. ba ñu dem ci officier d'état civil bi. wala au niveau du tribunal. ñaari nit yore benn numéro ñu ne kii la bosam baax kii bosam baaxul. Massamba loolu nan la mun nekkee. en fait c'est-à-dire que loolu buy am day fekk nit ki jaaroo fi mu war a jaar parce que généralement. du agent bi wala officier bi moo ko def mais dañuy jaar ci ñoo xam ne mën nañ leen lijjantil boo xoolee mairie yi dina bëri ñu bëri ñu fay gravité dañuy taxawal ci mairie yi ku soxla kayit ñu dugg lijjantil la mais day fekk aussi nga am complicité ci biir mais bu fekkoon dañu am système bu informatisé mënoo attribuer benn numéro ñaari nit parce que justement système bi ci ay registre la nekk ba léegi yow numéro registre bu ñu la enregistré moom la ñuy xoolaat ñu buñ defal la ci ay copie donc par exemple ku juddu 78 numéro registre boobu mi ngi foofu ba léegi bu soxlay copie numéro bi rek lay joxe ñu dem xool defaataat ko ci extrait mais ci wàllu woowu am na y a des pas qui ont été faits quand même. waaw quand même je pense que depuis 2016 ba 2018 état bi amoon na benn programme bu rëy bu jublu ci informatisation état civil mais justement ñi ngi ci ay 600 et quelques centres d'état civil d'accord mais il y a pas 150 qui ont été couverts d'accord donc maintenant numériser nañ ay actes mais ba léegi loolu yëpp day laaj nga dugal ko ci dans un grand système bi nga xam ne ku nekk Dakar sax juddoo Kédougou mën na fi toog ñu defaral ko accès jarul muy di woote ba Kédougou ñu koy defaral mais loolu liggéey bu laaj bu am solo la mais nguur gaa ngi ci et puis ça va prendre du temps donc pareeguñu pour yeggali ko. oui yaa xam nga baal ma une chose très importante. gis nga numéro carte d'identité yi. chiffres yu mujj yi. waaw moom la ñuy def ci. li ñu doon wax léegi. voilà boo liiree ces chiffres yëpp. ñeent yi ci mujj wala ñett yi ci mujj wala juróom benn ou juróom ñaar je ne sais plus. mooy nekk ci carte d'identité bi. très bien waaw Elisabeth léegi rek yaa xam nga problème bi ñun ñëpp wax nañ ko man dama bëgg ñu ñëw ci ay solution parce que organisation yu bëri yu mel ni ko si def ak UNICEF ak plan dañu expérimenter ay approche communautaire parce que wax na ko sànq ci waxam wàllum déclarer ci biir communauté bi la ci biir famille bi la ci biir koñ bi la ci biir quartier bi ci biir village bi wax na léegi ni yoon may na ay nit yoo xamante ne ñi ngi ci gox yeeg goxaat yi am nañu sañ-sañ dem déclarer xale bi donc Massamba jàpp naa ni il faut que ñu am une approche communautaire imam yi mun ci jouer ñëpp mun ci jouer man dama bëgg nga ñëw ci solution communautaire boobu noonu alors loolu mooy doon solution bu njëkk parce que boo xoolee ci wàllu yoon dañu ne chef de village bi ak délégué de quartier yi ñoom ce sont des auxiliaires de l'état civil maanaam ñoom dañu war a lëkkaloo ak waa état civil pour que ñuy mën a déclarer naissance ñuy mën a jël naissance yi ak décès yi mariage rek la ñu autorisé wu ñu fekkee ko ñu noté ko alors mais ñooñu ñi dañuy nekk fii parce que amul benn tudd buy am ci quartier te délégué de quartier yëgu ko wala imam yëgu ko wala chef de village mais est-ce que ñoom seen est-ce que am nañ cahier de charge boo xamante ne bii dafa leen di stipuler ne que lii dafa bokk ci li ngeen war a def voilà léegi nag ñun liggéey boobu lañ doon def c'est-à-dire que fexe ba déjà chef de quartier yi ñu mën a xam lan moo war a doon seen taxawaay ci wàllu déclaration fait état civil parce que ñi ci bëri ñoom xamuñu ko woon
dafa d'ailleurs mairie bi moo lay waroon jox kayit bi nga xam ne ci la ñuy bind loolu. mais malheureusement mairie souvent duñ leen accompagner ci côté boobu. te ñoom aussi buñ ko defee dem ba ci mairie bi ñu war a présenter kayit bi duñ fa fekk ñenn par exemple da ngay gis ay zones yoo xam ne dañuy dëkk fu sori. ak seen mairie day sori yoo voilà léegi chance bu ñu am mooy commune boo dem am na centre état civil bu njëkk amul woon demeewul noonu la mais depuis 2014 ak acte 3 de la décentralisation commune yëpp am centre état civil. maintenant da nga gis commune boo xam ne day bëri village te village dañuy sori yoo donc nit ñi bu ñu mënul déplacé wu dañu war a dem ci chef de village bi moom mu jël kayam bind information yi nga xam ne moom la ñuy soxla pour déclarer xale bi léegi ba tax na nag chef de village bu joué rôle am boobu normalement bu demee déclarer xale war nañ ko jox këyit xale yi nga xam ne ñoo fa juddoo mais loolu day fekk mairie bi ak chef de village ñu lëkkaloo bu baax nga xam ne kii man la fi toogal donc lépp lu ma indi ci information war na doon fiable laajul ma koy sonal ci leneen mais day fekk aussi population xam kii lii mooy taxawaayam mais généralement ñi dañ ko fi jéggi dem déclarer seen doom wala ñu jéggi ko fi duñu xam lan moo war a doon taxawaayam donc loolu solution bu njëkk la fexe ba chef de village yi ak chef de quartier yi ak imam yi par exemple je pense que loi bu bees bu ñuy tëral imam yi aussi dañ leen dugal ci ñu fexe ni ñuy délivrer ay certificat de mariage ñu koy délivrer également ay ñuy enregistrer naissance yi ak décès parce que loolu coppite bu bees la ci loi bi nga xam ne ci loi bu bees bi nga xam ne ñu ngi koy introduire beneen bi mooy junjoon naa ko sànq mooy lëkkaloo ak waa ñi nga xam ñooy liggéey ci wàllum wér-gu-yaram ak waa état civil ndax tey généralement 90% au moins des naissances ñu ngi am ci structure sanitaire te suñu taux enregistrement des enfants eggul 90% ñu ngi ci 77% Sénégal. très bien mais léegi man j'ai une autre question boo xam ne certainement ñi ngi seetaan dinañ ne mais laaj leen aussi ñi ngi trouver ay solutions mais laaj leen aussi ñi nga xam ne dañu nekk présentement ci problème yooyu qu'est-ce qu'il faut faire. alors yoon prévoir na situation bu bare par exemple tey dañuy joxe cas boo xam ni xale bi ay parents amuñu kayitu juddu. d'accord am na at bu weesu ok xale boobu dañ la naan tey bu fekkee ne parents yi amuñu kayitu juddu te moom déclaré wuñu ko avant muy am at parents dañu war a ut ku nekk benn témoin bu am carte d'identité nationale maanaam tey bu ñu jëlee Lamine ak Elisabeth mu am doom boo xam ne amagul kayitu juddu ñoom ñaar amuñu kayitu juddu Lamine mën na ma jël comme témoin ma indaale sama carte d'identité kii mën na jël kii comme témoin indaale carte d'identité ñu dem officier bi mu enregistré xale bi d'accord te boobu ñun def nañ ci benn affiche boo xam day décrire circuit bi ñu war a jaar pour mu am. d'accord beneen bi nga jël par exemple ku jigéen koo xam ne am na doom waaye amee ko ci sëy. ok oui. wala papa ji reconnaître xale bi. dañu ne xale boobu aussi dañ ko war a déclarer. moom ci kaw aussi mu am benn témoin ku ngeen ni diw moo jur xale bi. ñu déclarer waaye ci tur xale bi duñ ci def santam. d'accord soit sant yaayam lañ koy def mais li jëm ci wàllu papaam kenn du ko. d'accord duñ ci bind dara en fait. duñ ci bind dara noonu lañ koy bàyyee. nga jël également par exemple kaw élèves yi généralement. enseignants ñoom ñooy toppatoo seen dossier. maanaam dañuy dem ci mairie bi da ngay wut benn këyit bu ñu naan certificat de non inscription. maanaam mairie bi day wax ni xale bii diw binduma ko ci samay registre. d'accord ci année bi mu wax ni moom la judd. ñu dem tribunal jox leen benn dossier également ñu constitué dossier bi yóbbu ko tribunal. très bien alors négocier ba tribunal organiser ay audience foraine. maintenant nag foofu la mbir mi amee bëree problème bu tribunal bi defee ay audience foraine ba jébbal këyit yi mairie yi parce que da leen jox lu ñu naan autorisation d'inscription sous les registres d'accord maanaam juge bi moo naan désormais yow maire jox naa la autorisation nga inscrire ma diw ak diw avec toutes les informations d'accord léegi nag bu ko joxee mairie bi day toog di xaar Elisabeth bu déplacé wu dem demander këyitam du ko jox donc ba tax na xale yi nga xam ni ñoom la ñuy defal audience foraine ñi ci bëri ci ñoom duñ liggéey bi du yegg parce que bu demee ba mairie bi dañuy toog xaar pour que parents yi déplacé wu ñëw jël si kayit bi. très bien ñoom du ñu woo parents yi. bu ko defee nag ce sont les mêmes enfants encore ngay ñëwaat fekkaat année prochaine. ñu nekkaat ci am ay problème de kayit. voilà en tout cas mbokk yi ñuy seetaan je pense que waxtaan yi dina gën a yaatu parce que tout simplement nekk na un très grand problème. parce que je pense que dëkk tamit bu waree dem ci kanam defe naa ne ndaw ya fa nekk dañuy jàng. te jàng nag du njàngu nasaraan rek. nag ñi nga xam ne dañuy am yeneen jàng. yi nga xam ne dañ koy def dañu am droit kayitu juddu en tout cas ñu gis nag ne que vraiment waa UNICEF ñoom ñi ngi ci góorgóorlu ci wàllu tout tànk yi ak yeneen organisation yi nga xam ne ñu ngi fii ci suñu réew. Elisabeth dinañu gën a yaatal waxtaan bi mais encore une fois merci ci sa professionnalisme merci ci yi nga ñuy indil toujours un plaisir di feggoog yow waaye di gërëm di sant bu baax a baax monsieur Massamba Diouf nekk spécialiste ci protection wàllu tout tànk ci UNICEF ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax te di ñaan yàlla sensibilisation bi di gën a dem parce que je pense que c'est important j'en parlais tout à l'heure làkk yi bëri na et cetera ku ci nekk daal ñu xool naka la ñuy def pour nga mën a jot ci information boobu nga xam ne dafa gën ci tout tànk yi ñu ngi mbokk yi di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di seetaan bi ngeen di seetaan RTS 2 ñu yegg si nag ci li nga xamante ne bi moom mooy ijab du jour ànd ci ak suñu xarit Mage Magique
أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. En tout cas chanson bi daf ñu neex trop ba noppi nag ñu dellu di wax ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan jumaa mubarak alors xam ngeen li tax may dem ci sama xarit Moussa parce que Moussa moom fulaar bi mu def dafa niroog yére bi nga sol sax waaw gisuloo loolu waaw fulaar daa rafet na waaw waaye li ma ci gën a li ma ci gën a sax jàpp mooy bleu bi feeñ waaw bleu bi maanaam couleur yu changé mariage de couleur bi mu def macha allah très bien très joli rafet na trop waaw kon nag sunu sœur yi nga xamante ne bi ñi ngi muuru ñoo ngi koy teg ci yoon daal yow baa léeg-léeg di nga ko def pourtant yow boo ko def naa war a rafet ak maa jàpp nag na nga ko def nag ak maa jàpp waaw da nga ko jàpp benn lii man maa la ko ñaan yaa ma ko ñaan def ko benn jour waaw nga ñëw présente def ci émission defaat laay def parce que def naa ko ba mais dinaa ko def nga ko waaw defaat ko xool ko ci YouTube bi parce que tam-tam yëpp ngi ci YouTube dina war a rafet li moom boo ko defaatee dina rafet macha xoolal lii wallaay ndeysaan wala bleu bi bleu bi mu génnee noonu ndànk très bien moo tax tonton Lamine mage magique la koy woy nee na dafa magique tonton Lamine waaw jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant dañoo wootante téléphone mu ne dafay def ijaabu indépendance moo nekk nii d'accord rafet na nañ gërëm yaayam sant ko bu baax parce que mi ngi ñuy suivre di ñu ñaanal yàlla wallaay dëgg la c'est vrai dëgg fa yàlla dëgg la mage maa ngi ñaan la sa yaay vraiment gudd fan amin amin suñu maman bi ñuy ñoo xam ni jur na doom joo xam ni comme ijab indépendance ijab indépendance ça c'est tonton Lamine alors monsieur Massamba lan nga gis ci ijab bi parce qu'on voit de plus en plus nos sœurs sont voilées xam naa ñun comme j'ai l'habitude de le dire dina ñëw mais dañ ko bool méngale ak jamono ba nga xamante ne bii bu ci nekk ak lieu ba nga war a dem non je pense que lii c'est une bonne trouvaille pour ñun côté africanité bi muy génnee côté religieux bi muy génnee tout à fait en plus je pense que c'est moins coûteux pour les femmes je confirme oui j'imagine que ça doit être moins coûteux que les cheveux naturels tout à fait et j'imagine que sax mën ngeen am ay préfabriqués yoo xam du la jar ngay jël temps di monter da ngay ñëw rek sol si c'est ça tu vois exactement je pense que jigéen ñi war nañ ci mën a gis avantage ba léeg-léeg sax xam nga génn xaw a génn dans la routine quoi bañ gars yi di la gisee même style bi parfois nga génn ñëpp xoolaat la parce que voilà tu sors de l'ordinaire et puis je pense que très bien ça laisse personne waaw mais Massamba bu ñu sànni xeer rek non je dis que ça va venir pour tout le monde waaw comme il dit je pense que affaire bi c'est un style mais man gis naa ñoo xamante ne sax kii yaa xam j'ai une amie chaque vendredi dafay def fulaaram absolument elle le fait elle est très jolie yeneen jours yi mu dindi ko nee naa ko rek yow mu ne ma déedéet kii bi la style bi la rek c'est le style vendredi bi damay màggal vendredi bi donc en tout cas c'est très joli alors c'est le style est très beau mais ñu rappeler rek ne que religion musulmane dafa santaane jigéen boo nga xamante ne bi dafay muur boppam tout simplement en tout cas mage ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm en même temps ñi nga xamante ne bi saa su ne ñoom ñooy jàpp ci ijab yi nga xam ne dañu koy indil alors ñu yegg si nag mbokk yi ci l'invité du jour ànd ci ak suñu tonton Lamine Ndiaye invité bi nag gis ngeen ko ci suñu plateau muy monsieur Moussa Seck di acteur comédien mbokk yi ñu dem dellu siwaat dama yërëm waaw baax na léegi léegi nag da ngay bàyyi ba mu baar na bax ba ci kanam ba nga baar ba baar nga xamante ni légumes yi yëpp dina ñor nga doog a sóor ma sippi sóor waaw mais nag sàppali tuuti xorom si de mu te pourtant dama yaakaar ne sa baax war naa mën a baax nii de waaw baax na waaw war naa baax nii de waaw baax na ndax bu yàggu dama fay togg ceeb mu tooy baax na sax ñamu guddi moom waaw bu mu di saf xorom baax na waaw waaw
kon dafa sax géej ba jën wi du tas. géej gi ngi xeeñ de. kon baax na kon baax na kon baax na yow xam nga ne yow sa chéri ñaawul. yow xam nga man ñaawuma. affaire laa man. man la gars yi mënuñu la. lii wa tax ma aimé la nag yow tamit nag. baax na aywa. léegi laa lay xamal. tey naa la ceebal ceeb boo xam ne waa Sénégal sax. déedéet kay. ñu ceeb ko du yomb. déedéet mënuñu ko. fa ma dëkk. fa ma dëkk man ceeb. aywa kon nag defal kon nag na dem. fa ma dëkk man ceeb. amoon naa tante joo xam ne. sama jaam la sax. ñoo ko xewee ñang yàlla ko yàlla yërëm. ndeysaan. bu weeru koor jotee rek sama xel day dem ci moom. ndeysaan. xewee ceeb ba mu daan ceeb ci yoru koor. yàlla ko yàlla fay fa moom rek ko mën ko mën ceeb. kon aywa kon nag defal ma bu mel noonu. waaw kay gaawal nag. Habib. yaa ngi ca. Habib naa def. maa ngi rek. ceeb bi ma togg tey de. laa ilaaha illallaah. Habib de incha allah su ma yekkee. di nga xam ne lépp dëgg la. Moussa naka mën na nga yii. Habib li bi ma ko mën a yàgg na. tey yow. waaw. doo ko mën a yàgg na Habib. nii de baax na. xam nga Habib. xam nga li dafa doon wax yëpp dégg naa ko. maanaam. li mu doon digal naan defal nekk ki leen ni na yooyu yëpp dégg naa ko. dara umpu ma ci. waaw maanaam. dëgg la wax naan kiyal fii loolu xorom ak ñamal xorom ak yooyu yëpp maa ngi koy dégg. Habib dëkk bi dafa am lu muy doxee. maanaam. ndax dëkk bi. dafa nekk dëkk boo xam ne madame day liggéeyi musa liggéeyi. bu nga dajee ñi ngeen dajee ci biir kër gi ku nekk jàppale ci jug jàpp ci la nga war a jàpp. loolu moo tax tey ma dugg ci waañ wi. loolu dong la de Habib. moo ne de li ngay wax ñàkkul ci Sénégal ga leen jóge ne jëkkër a ngi liggéey jabar a ngay liggéey. alhamdulilah. te terewul la bu wax ay lekk jotee jabar ñëw tegal ko añ. bokkul. dëkk bii jigéen ñi dañoo sonn. 5 heures du matin la ñuy jug 7 heures dugg ci métro yi dugg ci train yi di darti ñëw ca kër ga boole ci di togg di jox waa kër ga loolu dafay métti. bu moo tax nga togg nii. loolu moo tax fii bu madame duggee ci waañ ba mu yàgg. monsieur day dugg ci waañ wi bëggal madame. loolu dong la. bon na del oddu fa bon yoon bu. mu ne. del oddu. xool li ma def. lii kat moom. ba ci des. seen dëkk ba Sénégal. waaw. mën ngaa jël bon maanaam mbindaan di ko fay mais fii fooy gise koo fay. loolu dama xaw a jaaxal. foo koy gisee. loolu ma xaw a il faut jaaxal ngay wàcce mbalit il faut ngay togg il faut ngay fóot. loolu dañ ko war def. soo ko deful sa kër du neex ah. Moussa Habib ka jekk moom lekkate nii rek. waaw tonton Lamine mu mel na nag ay dëgg rek a fi daje. waaw am na ci ñoo xam góor ñoo xam ne nii dañuy jombal seen bopp yenn yi. mais loolu du dara. ci xel rek la nekk. dëgg la mais Moussa lan moo la gunge ba nga génnee lii. waaw dama nekk ci dëkk boo xam ne. lii moo fa xew. Paris nit ñi amuñu jot. dëgg la booy def scénario fii ci Sénégal da ngay seet li waa dëkk bi dund nga di ko bind. dëgg la moo tax bi may def scénario la xam ne dans Paris. dama jël xalaat ci ni waa France di dundee Europe di ñuy dundee. kenn amul jot. sànq bi ci plateau bi avant ñu commencé rek. yaa xam moo ngi wax jaaram France. may ree xam ne ci kanam tuuti dina ko gis. dëgg la lii moo xew France. dëgg la madame day dem nduggi monsieur ñëw nduggi. ñu daje ñu togg. mais nag xaw nga jël tuuti làkk bi parce que xam nga ñun dañuy wax Ramadan mais yow nee nga Ramadan. donc yàgg fa daal. moo tax nga roulé kon le Ramadan à Paris. tonton Lamine. man dama ko gërëm di ko sant parce que gannaaw artiste bi mu doon. moom moo fi njëkk a jël ay artistes yóbbu leen en France. ñu liggéey bu nu mel. très bien gannaaw loolu moom ci jëmi boppam ba mu jógee France dafa ñëw ak alalam. investir ci biir dëkkam. très bien parce que mi ngi loo xam ne nii daf ko tuddee benn artiste bu mag boo xam ne nii. moom it dafa nekkoon acteur nekkoon comédien. d'accord ñëpp xam ko yal na ko yàlla yërëm. amiin amiin te yal na loolu yi dox bu nuru ko moom. Moussa yaa ngi fii léegi. Dialogo. waaw xam nga ku def 14 ans. ci dëkk. soo dikkaatee ci sa réew. war ngaa wut pexe noo fi tooge. ci naka maanaam créer fu mel ne Italie dama la jox exemple ñi njëkk Italie ñi njëkk a def immigration ñoom ci lañu bokk.
mais italiens yi bi ñu demee def immigration ba ñëw dañoo ñëw investir seen dëkk. absolument loolu moo am solo. loolu mooy tax dëkk développé. moo tax man bi ma demee ba dikk. ci biir 14 ans yi dama ne man delloo ma demaat du yomb. damay bëgg a toogaat seet naka laay investir ba su ma demee France soxla moo ma fa yóbbu. kon yaa ngi moo waral may taxawal restaurant loolu moo taxaw may taxawal ay production maa ngi def benn production bu tudd tex-tex. ci benn télé laa ko joxe. maa ngi préparé benn série boo xam ne 52 épisodes la première partie bi. ñoo ngi liggéey ci loolu. ak yeneen ak yeneen ubbi benn société bu tudd Sennet Pro. ci wàllu nettoyage. sans faire de publicité. à la télé kon ma noppi on ne le permet pas. loolu de baax maanaam daal yaa xam. waaw ñoo ngi góorgóorlu. waaw en tant que ku demoon bitim réew. waaw dikkaat ci réewam. seet naka lay def pour mën a toog réewam liggéey. mu nekk lu am solo tonton Lamine. beneen question bi mu lay laaj. est-ce que comme yow yaa ngi liggéey foofu ak sa jabar. sa jabar mi ngi xam ni. comédien la yore. te acteur de cinéma la. noonu nag ngeen koy dundee seen biir sa jabar di nga yore. sama jabar du artiste. d'accord. sama jabar du artiste. d'accord moom moo ngi liggéey ci wàllu GP. ok moom ci loolu laa ko xame ça fait juróomi at wala lu ko ëpp. moo ngi liggéey ci wàllu woowu. très bien yàlla moo dagoon ñu gisante. yàlla def sëy sama diggante ak moom. très bien ñu ngi mais moom dafa artiste dañ koo fréquenté maanaam. ba mu xaw ko niru yaakaar ne artiste la. en tout cas ñu ngi. dama gis seen dund neex. waaw te jafe na lool nga nekk jabaru artiste. mën dund lu muy dund ba mën koo comprendre ci biir sëy bi. d'accord waaw. yaa xam oui maa ngi gërëm li grand bi wax c'est très important. maa ngi gërëm sama soxna. ndeysaan. soxna Khadija. jigéen bu baax la. macha allah. waaw ka ñu ko tuddee la. waaw ku ma jàppale la. macha allah tey macha allah lépp lu ma man foofu. ba fii moom la. très bien alors dañuy nuyu par la même occasion parce que bëri nañ léegi sénégalaises yu bëri ak ay sénégalais d'ailleurs yoo xam ne dañuy def GP li ñuy woowee GP loolu lépp ci bëgg rek am ci loo jàpp en tout cas dañuy dellu si waat ci li nga xamante ne mooy sa jaar-jaar parce que gis nañ ne que peut-être nekk nga Sénégal dem nga ba Europe est-ce que fii nga commencé li nga xamante ne bi moom mooy théâtre bi ngay def wala da nga ko commencé fii dem ba Europe di def leneen waaye continuer ci wàllu woowu. yaa xam am na benn troupe bu tudd Jànqeen production. tout à fait. Jànqeen moo doon troupe boo xam ne moom moo njëkk Thiès di troupe boo xam ne daan liggéey ak la RTS. boobu théâtre studio moo xew. Amadou Fall Pape Sy. ñu ngi koy nuyu Pape Sy. ñu grand Pape Sy ñoo ngi koy nuyu. ak Amadou Fall. ñooñu daal ñëw Thiès. def ak ñun ay jël fa ay parties ay quelques séquences ñëw Dakar indi ñu ñëw studio def fi ay séquences. ñu génne ko tous les mardis. dëgg la. foofu laa commencé théâtre. lu jiitu loo sax théâtre naa ndax ñi fondé Jànqeen ci laa bokk. d'accord bi ma fa jógee nag. ci laa toog ba mu yàgg ma gis ne daal théâtre daal fii ci Sénégal. taxul mu am doole. taxul nga mën cee génn financièrement. très bien maanaam waaw. ma ne kon naa génn dem bu boole ko ak leneen. loolu moo tax bi ma génnee. maa génne woo foofu après am problème kayit foofu noonu. déedéet. d'accord alhamdulilah ba ci lañu génn. d'accord dem Italie la ñuy njëkkee. d'accord Italie def naa fa 8 ans. ok après Italie ci laa ñëw Paris. d'accord bi ma ñëwee Paris nag ma daan ne il faut ma dekkil la ma doon def. ci laa commencé def dugg ci wàllu production. d'accord. def le Ramadan à Paris. invité ci sama artistes yi. di leen jëlee fii Sénégal di leen indi ñuy def ay production Paris. ñoom bàyyi li ci lañ dem ñoom Daba Soumaré ñi ñoom it Moustapha Goudiaby booy seet benn producteur bu mag la bu nekk fii. d'accord ñu ciy liggéey bu baax a baax a baax. très bien tonton Lamine. ñoom famille lañu boo xam ne nii kenn ku ci nekk mu ngi ci pàcc bu di liggéey ci aar bi. Cheikh Seck benn. waaw li tax jëloo sa famille rek par exemple. waaw c'est parce très que sa important. famille rek. doy nañ déjà lii ñu wane. laaj na ma question bu doy waar. dëgg la. su ma daan def Ramadan à Paris. dama jël Dakar. jël Ndar. jël Thiès. waaw mais mosuma yóbbu sama famille ci production boobu. d'accord. parce que bëgguma. dama taxawaayu. njaaxaanaay. artistes yëpp samay rakk lañu. dëgg la. ñoom it saa neex. Aziz Niane. booy Cheikh Ndiaye bi nga xam ne mooy mettre en scène Soleil Levant. tout à fait maa ko njëkk a yëgal sur scène. ñooy samay rakk lañu. kon su ma demee bay dugg ci wàllu production. damaa war a tëddee njaaxaanaay. du ma jël sama famille rek dugal ko ci.
ndax famille artistique ñëpp famille lañu. tout à fait léegi damay ñëw ci côté technique bi mu nekk lu am importance aussi côté technique bi nga xamante ne bi moom ngay utiliser justement pour def li nga xam ne mooy sa production yi foofu. waaw yombul ndax production Paris dafa yombul et puis dafa metti ndax fii Sénégal soo amee 10 millions def production. waaw 10 millions mooy 15 000 euros Paris pour nga def production bu taxaw il faut lu mu bon nga am benn 30 000 euros ou 50 000 euros maanaam 30 millions ba 20 millions CFA. d'accord waaw loolu yombul. ah bonne question. waaw très bien dafa am ñu nekk ci dëkk ba di nekk ñu mën a def lu baax. yore ñi ay commerçant lañu. waaw ñi dañu ay société ñoo ciy jàpp te du jàpp jàpp boo xam ne dañu amal damay sponsoriser film bi. dañu am dama cee jàpp ndax sénégalais la. ah d'accord parce que j'allais te poser la question est-ce que ay nasaraan lañu wala ay sénégalais. ay sénégalais yu jàmbaare yu fa nekk. très bien waaw alors tonton Lamine nee nañ ma dernière question parce que malheureusement waxtaan bi neex na waaye nag fii la émission bi mën a yem. enfin ma séddeeku ñi nga xam ni seq ñàkkul ñoom ñu am lu ñu bëgg a laaj. Monsieur Diouf une question Moussa. pour Moussa. oui. waaw peut-être Moussa est-ce que yow ci sa wàllu liggéey sóoraale nga un jour jël thème boo xam ne comme thème bu ñu débat nii tey jël benn parcours xale boo xam ne amul kayit juddu. nga retracé ko woon jafe-jafe yi muy jaar. woon jafe-jafe ay parents yi ñuy jaar pour mën ci yee ñu bëri ndax également bu ñu waxee kayitu juddu xale rek wax également certificat de mariage. parce que bëri na couple yoo xam ne dañ saytu du ñu am certificat de mariage te parfois bu doonoon ko jigéen gi bu ko présenté wul du yomb ñu déclaré ko doom. tout à fait monsieur Seck. est-ce que situation yi mel noonu yaa ngi xalaat peut-être mën cee liggéey un jour. bu baax a baax lu am solo la parce que léegi fi théâtre toll. dañu war a jël luy jëriñ nit ñi. dëgg la di ko wane. dëgg la. man su ma jógee fii. scénario yi may xalaat. waaw lii dinaa ko ci boole. très bien. kon de yaa xam dinañu neex trop. parce que comme ni ngay tàmm di ko waxee. je pense que tam c'est pour parler des problèmes. mais également pour trouver des solutions. tout à fait te comme mbirum état civil bi il faut que waxtaan bi gën a yaatu ba ñëpp jot si. yaakaar ni Moussa su ci defee benn scénario joué ci dara dina ci gën a yee nit ñi. très bien te sax li nga xamante ne moom mooy théâtre c'est une belle forme de communication. te ñëpp dañ ciy jot. exactement oui tonton Lamine. mais man dama lay gërëm di la sant ci xel bi ma joxee mu ubbi parce que li nga def Mass théâtre médium de communication. absolument. mën nañ ci profité wax ci lu ci bari. xam nga tonton Lamine dañ fay taxaw xam nga lu tax. parce que man damaa bëgg bu ñu génnee fii. yow xam naa li may wax bu baax ak monsieur Diouf ak monsieur Seck. ñenn daal di dem ci benn bureau toog fa waxtaan dana am solo dana jur leneen loo xam ne dinaa ko waxaat fii. en tout cas ci biir loolu maa ngi lay tàggu di la gërëm di la sant bu baax a baax te di la wax ne yaa xam yi nga xamante ne bii yaa ngi koy sol à chaque fois macha allah di la ñaanal vraiment beaucoup de bonnes choses tonton Lamine. waaw ñëw bi yaa xam. mbubb mi yaa xam. macha allah tenue bi ma sol yaa xam. macha allah ak koppati bi. ak koppati bi yaa xam. ak marakis yi lépp marié. macha yaa allah waaw. tonton Lamine. man nag lii. Khadija. waaw daal di Khadija. on adore nos comédiens. Khadija. kon nag bravo Khadija tàggu naa tonton Lamine yow tamit ma lay tàggoo noonu. di nuyu Khadija. waaye itam di la ñaanal bonne continuation parce que lu ñu bëgg mooy 4e art bi tamit di dem ci kanam. que sénégalais yëpp di ci retrouver wu parce que n'oublions pas que les sénégalais ne sont pas qu'au Sénégal. ils sont un peu partout dans le monde te dafay neex ñu indi réalité yi nga xam ne ñoom itamit ñoo ngi koy dund ñoo ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf yaa xam. di la ñaanal ak di ñi nga nekk ñi ma bokkal plateau bi yëpp. yal na yàlla dolli ñu jàmm. amiin ñu bokk. yal nañ ko bokk alors monsieur Diouf ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi may fàttali aussi monsieur Massamba Diouf nekk spécialiste ci wàllu protection wu tout tànk nekk fële ca UNICEF ñoo ngi lay gërëm di la sant di leen souhaiter bonne continuation et si nous on peut faire quelque chose ce sera avec plaisir. Inch'Allah, je pense qu'on reviendra vous voir. Je pense que année bi jot nañ jàll ay spot justement pour sur l'état civil. Absolument. Et mën nañ amaat yeneen plateau pour mën a xoos ci problème bi parce que. tout à fait benn émission rek du doy ko. absolument en tout cas di gërëm di sant bu baax a baax suñu xarit Elisabeth. saa su ne boo fi ñëwee la nga ñuy indi dafay am njëriñ. kontaan nañ ci yow ak collaboration bi nga xam ne RTS2 am na ko ak COSYDEP. waaw ñun ñoo ci gën a kontaan ndax ñun ni ñu koy tàmm di waxee on est des militants de l'éducation. absolument donc tey RTS2. suñu mayee opportunité ñu fi indi ay acteurs yoo xamante ne ci la ñuy yëngu. ànd seeg COSYDEP ñun tam dañ koy rafetlu te di ci kontaan bu baax yaa xam. merci beaucoup et bon courage pour le reste du carême. merci merci beaucoup mbokk yi maa ngi gërëm di sant saa su ne équipe technique yi nga xamante ne bi dañuy ànd ak ñun di liggéey di leen jox rendez-vous incha allah suba pour beneen émission Tam Tam bonne suite des programmes sur la RTS2 au revoir.